asalaamaaleykum mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ak képp koo xam ne rek yow yaay safoo bernde ñu àndaat ak yéen ci seen émission bernde tey nag moom bala ñoo commencé dañ leen di daal di jaajëfal daal ci gunge bi ngeen ñu doon gunge yëpp ci weeru koor gi di leen wax ni Eid Mubarak di leen baalu àq di leen baal àq di leen wax rëcc yeeg di leen ñaan ngeen jégal ñu di ñaan suñu borom nangul ñu suñu koor comme ak jaamu giñ ko ci jaamu woon lépp ci koor gi daal di ñu koy fulal defal ñu ko vraiment ay tuyaaba yu kawe suñu njort wàccee ko ci suñuy njaboot ak lépp lu tax si ñun tey nag li ma leen di indil si bernde nag mooy gis ngeen comme li ma boo leen xoolee li ma wër nii di ngeen xam ne tey ay jus la ñuy defar donc tout dañ ma ko demandé ba nga xamante ni surtout sama doom soxna Fatim Mbaye mi nekk France moom tout le temps daf may wax daal naa ko defaral ay jus tey nag ñëw na waxoon naa la ko si biir koor gi ne woon naa la maa ngi préparé ay jus donc tey jii la ko yàlla dogal bu ko defee ñu daal di ñëw rek commencé du ñu xamagum yan la ñuy defaragum selon li ma amee fii rek loolu laay jël bu ko defee ñu mun a xool lan ak lan la ñu mun a boole boo xamante ne dina neex am na yoo xam ne dinaa koy defar tout le temps si biir kër gi am na boo xamante ni maa ngi ko xalaat ni peut-être ñu man ak yéen ñoo koy defandoo bu ko defee ñun ñëpp ñu découvrir ndoo nu muy mel incha allah yii nag ñoo siy dem. dinañu soxla sucre comme ni ñu koy waxee rek chaque fois bon man substitut sucre yi laay utiliser ku nekk suukar bi nga am utiliser ko dinaa soxla aussi essence vanille dinaa soxla aussi eau de fleur d'oranger dinaa soxla aussi citron dinaa soxla bu ngeen xoolee gis nga am naa fi concombre muy cucumbers am naa fi aussi kiwi boo xamante ni gis nga ko dafa commencé lax nii moo tax ma jël ko yor naa fi aussi orange ma daal di jël aussi zeste bi muy xollit bi kese yor naa fi carotte yor naa fi aussi avocat yor naa fi naana yor naa fi ay meew donc mu ngi nekk crème de coco lait de coco evaporated milk muy Gloria yore naa fi aussi jus de pineapple muy nekk jus d'ananas am naa aussi ndox ba nga xamante ni dañ si def ay bubble daal nga xamante ni dafay mel ni comme boisson par exemple mais ndox la quand même amul suukar amul dara loolu c'est facultatif su la neexee nga def ko si su fekkee ni buggoo ko mun nga utiliser par exemple ay Sprite ak ay façon yu mel noonu yu weex yi noonu donc sans plus tarder du ñu def rek lu dul ànd ak yéen si waañ bi daal di commencer def jus yi bismillah. voilà gis nga léegi nag dañuy daal di ñëw commencer defar suñu jus bi donc gis nga fi mu nekk ni période tàngaay bi lañ nekk léegi tey jii damay defar jus yi nga xamante ne dafay neex ci période tàngaay bi nga xamante ne du diis du la sonal du def dara moo tax gisagu leen fi buy man dinaa leen indil jus de buy mais man sama buy du ma bëgg muy dang damay bëgg mu oyof daal tout le temps donc loolu du la sonal même ci tàngaay bi léegi bi ñuy commencer nag dafay am jus yi damay jouer ci couleur yi donc jus bu njëkk bi couleur bu verte lay am parce que kii laa ko bëgg a def dama ci bëgg a def kiwi bi daal di ciy def aussi concombre bi daal di ciy def aussi avocat bu leen daw parce que avocat fruit la comme ni ko ñëpp xamee fruit la ñu bari dañuy yaakaar ni ci légumes yi la bokk mais avocat fruit la léegi nag truc bi pour defar jus d'avocat jus ak avocat mooy doo ci def lu bari parce que xam nga avocat richesse bi mu am bi noonu maanaam graisse bi nga xamante dafa am contenu de matière grasse loolu noonu soo ci defee lu bari rek da ngay mujj mel ni ku màndi boo ko jëlee donc moo tax da ngay def tuuti ba pare jus bi du neex léegi da ngay jël quart avocat wala moitié ça dépend selon li ngay def mais soupçon lay nekk ci biir daal donc sans plus tarder dañuy daal di ñëw rek entamer jus bu verte bi gis nga lépp laay jël rek dugal ci biir bismillah gis nga concombre bi lañu commencé gis nga mu ngi bàyyi ay liquide ci biir dañ ko ciy def aussi gis nga ma daal di jël sama kiwi def ci donc instant bi kiwi boo amoon boo xam ne da nga ko dugaloon ci sa congélateur ak yooyu pour booy defar ay smoothie instant bi la baax utiliser ku amul kiwi mun nga utiliser pomme par exemple pomme bu verte bi mun nga ko def yow kaay waat fii mun nga ko def man awma ko moo tax d'habitude dama siy def pomme laay def ak concombre mais comme awma ko
du tax du ma defar sama jus bi. gis ngeen ñu ñëw ci avocat bi comme bii bu ndaw la ma jël partie bi gën a ndaw bi donc su ma ñëwee damay jël avocat bi ma jël kudd bi ma fexe bu may dindi avocat quand même loolu dama ko bëgg a sàndiwaale pour gars yi xam ko sooy dindi avocat da ngay comme même boo ko daggatee ci biir da ngay dem ba ci der bi ci boppam quoi carrément parce que vitamine yu bari foofu la nekk dafa nekk diggante chair bi ak der bi donc xaaral ma wan leen comme li may wax nii su ma dindee fii ba pare. gis nga soo ko dindee nii yaa ngi bàyyi kii bi. vitamine yu bari damay dem ba ci biir ba nga xam ne der bi kese moo fay des mu mel ni dangaa xolli woon sa avocat gis nga dindi naa yépp léegi ñu daal di def ci biir kii bi voilà gis ngeen léegi à ce niveau su la neexee nga jël sa ndox nga def ci wala sa ay glaçons ak yooyu nga def ci bugguma defar smoothie juice laay defar jus laay defar moo tax duma ci defagum glaçons yeeg yooyu léegi man au lieu de ma jël ndox kese def ci dama koy bëgg a jox tuuti caractère donc dama koy jox eau gazeuse nga xamante ni du am suukar du am dara juste pour jox la impression que ni da ngay naan boisson wala lu mu demee ni ki noonu donc eau gazeuse bi nga xamante ni amul amul sucre amul dara noonu laa koy jëlee def ci bismillah gis nga effet bi muy def nii bu la neexee nga panaché ko te xam naa ni fa laay mujj damay panaché parce que man supporté wu ma gaz bu bari noonu léegi ma daal di jël aussi sucre tuuti laay defagum pour le moment parce que kiwi bi kese moo ci saf suukar leneen lépp saful suukar te bugguñu par exemple mu saf suukar loolu sax donc ma jël tuuti def ku nekk rek selon sa goût yow ni nga bëggee suukar ni nga bëggee yëf yi saf ma jëlaat beneen voilà ma daal di jël léegi tuuti citron moo taxoon ngeen gis citron yi ma teg ko foofu da ngay jël soo amee citron bi nga xamante ni doom bi la nga nal ko def ko fii wala soo ko amul bu fekkee liquide bi nga am aussi nga jël liquide bi nga def ko ci ñaar yëpp benn la léegi nag yow yaay xool naka nga bëggee affaire yi saf kii citron donc bu ñu defee nii daal di ñëw sans plus tarder rek commencer ko blend ku amul blender mën nga ko def comme li may wax chaque fois ci récipient wala gën bu set nii nga riij ko ci la xawma loo koy def noonu dëbb ko wala whatever mais ba nga xam ne day nekk liquide après bu la neexee nga segg ko wala nga bañ ko segg man maa ngi xool bu ma defaree ba ci kanam ba xool nu couleur bi di mel ci laay décider ndax dinaa ko segg ou pas waa lii neex na de macha allah donc damay ñëw def ci tuuti eau de fleur d'oranger duma ci def vanille en fait am naa sax vanille bi nga xam ne poudre la du ñuulal sama yëf voilà gis ngeen léegi pare na fi mu nekk nii dama koy sotti rek ku nekk yow yaay xool foo koy sotti man dama koy sotti fi ma koy servir incha allah gis nga ku bëgg mu gën a oyof aussi mën nga ko def man consistance bi baax na ci man kon gis ngeen benn ngi nii daanu na ñu daal di ñëw defar suñu deuxième encore gis ngeen ko te gis nga li ci nekk yépp voilà gis ngeen léegi ñu jëlaat suñu deuxième jus yi nag ay cocktail lay doon donc mu nekk fi mu nekk nii léegi dañuy xool rek après yéen bu leen neexee nag ñu xool na ngeen voté xool ku nekk tur bi nga ko bëgg a tuddee après ñu adopté loolu noonu bu ko defee ñu mun ko def parce que xamaguma seen tur yi damay def rek mélange yoo xam ne dama koy def généralement donc bi ma def léegi mu nekk kiwi bi ak ak concombre beeg yooyu def naa ko donc boobu jàll na ba pare léegi dañuy jëlaat bi nga xamante ni day nekk comme genre fruit punch donc boobu noonu bii nag ni muy demee mooy gis nga dama jël orange yi ma daal di koy zeste dindi der bi ci kaw bi noonu nga xam ne doo ci boole yu weex yi daal léegi même bu fekkee am na lu tuuti lu ci dem aussi c'est pas grave bu la neexee mun nga ko def bañ a def étape bi ma def nga jël orange bi raxas ko ba mu set daal di koy xar yëpp daggate ko dagg yu mel nii def ko ci mook derbeek yëpp mais man boobu damay trouver que ni des fois dafay xaw a weex tuuti selon man sama goût mais ku mu déranger wul mun nga ko def ma daal di jël donc dama jël zeste bi def nii su la neexee nga gratter wala nga xolli man moom laa def après daal di dindi der bu weex bi nga xamante ni moom mooy nekk toujours ci kaw orange bi nga mel ni comme kuy waaj a lekk orange bi léegi ma daal di koy daggate ay dagg yu dijji rek loo xamante ni dina neex a wal gis nga
mi ngi nii léegi damay mel ni comme kuy defar jus d'orange mais beneen truc bi ci nekk mooy dama ciy def légume muy lan carotte donc léegi bu leen daw bu leen tiit carotte bi du ci feeñ du koo waxul ni def nga ci carotte du ko xam donc lii nii mu nekk pour loo xamante ni xale yi mun nañ ko lekk xam nga jus d'orange yi nga xamante ni chaque jour moom la ñuy def ci ndekki yeeg yooyu lii beneen version la au lieu de ngay def jus d'orange noonu nga xamante ni amul benn vitamine pour nit ñi donc jaxase ci sa légume lu la neex nga ciy jaxase bu la neexee nga def ci carotte des fois mun nga ci def sax comme genre like naajo boo xam ne kenn toggagu ko nga wal ko aussi ci biir du ci feeñ yéenay xool rek légumes yu leen neex wala même ba ci patate douce mun nga ko jël aussi nga def ko ci gis nga ma daal di jël comme bëgguma def sucre bu bari ma daal di jël fii dama am kii confiture boo xamante ni c'est fait à base de peach moom mooy pêche donc loolu bu la neexee mun nga ci jël tuuti sànni c'est facultatif bu fekkee ni bëggoo ko wala suukar beeg yooyu mun nga ko éviter ci boppam nga bañ a def confiture bi donc ñu daal di ñëw defaat suñu eau gazeuse wala ndox rek encore bismillah suñu defee nii daal di ñëw nag jël suñu eau de fleur d'oranger comme sànq rek defaat ci selon votre goût man sama bos bi li tax may def lu bari mooy lii xawma fleur d'oranger la xawma lu mu doon mais saful dara ma jëlaat encore tuuti citron bi yoon tuuti laay def par rapport ak li ma defoon bu njëkk ba gis nga tuuti c'est juste pour relever goût bi léegi ma daal di ñëw def tuuti suukar parce que confiture bi moo tax gis nga tuuti ñu daal di commencer léegi ñu xoolaat encore bu dañuy wal ba pare buñ ko mokkalee ba pare door a lijjanti affaire u dangaay yeeg yooyu voilà gis ngeen bi pare na moom aussi muy jus d'orange bi ak de carotte bi léegi su la neexee fii nii dama bëgg ngeen bàyyi ci xel su la neexee nga segg ko mais man duma ko sepp nga xamante ni da koy def mu nekk loo xamante ni dafa velouté daal maanaam dafa smooth man awma ci problème damay bëgg bu ma koy lekk dafay mel ni da nga daggate ay fruits def ko ci biir comme ça nga xamante ni da ngay yëyaale affaire yi noonu mu jox ko plus de caractère aussi donc moo tax man duma ko segg dama koy bàyyi noonu incha allah ki nga xamante ni bëggul loolu nag mën na ko segg nga xamante ni day liis ba bëgg a dee gis ngeen couleur bi ni mu rafetee macha allah comme li may wax chaque fois ak say bët ngay lekkee njëkk donc ñu daal di defar lii daal di transvaser reste jus bi bu ko defee ñu mun a ñëw demaat encore ci suñu troisième jus bi nga xam ne moom la ñuy ñëw defar boo xam ne boobu moom genre piña colada lañ koy wax donc boobu moom dina yomb incha allah. voilà gis ngeen suñu troisième jus mi ngi nii nga xamante ne piña colada la moo xam ne c'est fait à base de pineapple muy kii ananas. moom moo ci ëpp donc li ñuy ñëw def mooy dañuy daal di ku nekk ananas bi nga am bu fekkee ne bu lëmm bi la nga xollil ko sa bopp nga def ko bu fekkee yi nga xamante ne tranche yu rondelle yi la nga defal ko sa bopp su fekkee yi ñu dagg ay cube yooyu noonu mun nga ko def man bi ma yore fii tey jii nii mooy bi nga xam ne dañ ko fejet ba mu mokk donc moom laay jël gis nga ku nekk rek li nga yore moom laay def bismillah dama koy daal di safal nag moom vraiment ananas gis nga def naa ci lépp léegi nga daal di ñëw def ci su fekkee ki nga xamante ne dafay utiliser lait concentré bu nga xam ne dafa am sucre bi mun nga ko utiliser man utiliser wu ma ko fi mu nekk nii parce que dama bëgg a am contrôle sucre bi may def ci sama lekk te lait concentré bi aussi sucre beneen bi lañ ci def daal mooy bu weex bi te man bii laay bëgg a utiliser bi nga xamante ni man maay am contrôle li ma ciy def donc moo tax duma ko utiliser dama koy omettre ki ko bëgg na ko def léegi ma daal di jël suñu evaporated milk moom mooy suñu Gloria par exemple def ko ci nii ku nekk rek da ngay xool damay def moitié pour parce que pot bi ma yor dafa mag moitié laay def en attendant xam fi ma jëm ak moom léegi ñu daal di ñëw daal di def aussi suñu lait de coco parce que il faut mu am aussi lait de coco ndax loolu moo koy jox kiiw lu muy nekk jus tropical daal gis nga lait de coco bi dama ciy def un peu plus moitié bi ma jël aussi dama fi yore
crème de coco tamit mais comme tey dafa tàng lait beeg crème bi kenn mënul def différence donc ku am lait bi kese mën nga ko def incha allah gis nga dafa mel ni lait bi laa def ba léegi nag ma ñëw def ci benn ingrédient bu nga xamante ni c'est optionnel ku ko bëgg nga def ku bëggul nga bàyyi muy suñu guanabana lii ñu ngi koy wax corossol d'habitude bu fraîche bi laay am daal nga xamante ni kii bi fruit bi ci boppam laay am mais tey comme aw ma ko ma daal di jël jus bi tuuti rek laa ciy def parce que dama am poudre bi aussi loolu tamit beneen astuce la dinaa leen ko won poudre bi tamit dafay nekk même kii bi la ñuy jël fruit bi daal di koy wowal dëbb ko ba mu mokk des fois ñu def ci suukar des fois ñu defal la ko noonu kese donc man damay jël ci jus bi gis nga bii nectar bi la donc moo gën a concentré quand même ma def ci yëpp moom léegi nag ma daal di ñëw def ci tuuti vanille bii moom il faut ma def ci vanille même buy changer couleur bi sax graaw mais dinaa ci def toq voilà léegi nag ñu daal di jël tuuti suñu suukar bi aussi donc mu nekk stevia ak tuuti suñu monk fruit gis nga léegi nag ñu daal di tëj affaire yi daal di commencer waat encore même processus bi daal di koy dëbb mu mokk bismillah voilà comme sànq li ma leen doon wax rek ci kii bi corossol bi donc bii ma yore fii nii bii dafa am suukar dañ ci def suukar léegi te comme bëgguma woon utiliser lo bu am suukar bi damay obligé jël tuuti rek gis nga benn kudd bu ndaw bu mag laay jël def ko ci parce que bëgguma woon mu am suukar par exemple léegi ma daal di tëj ñu daal di commencer bismillah voilà gis ngeen suñu piña colada moom pare na donc dañuy daal di ñëw rek bismillah def ko moom ci ay verre voilà gis ngeen fi mu nekk nii pare na léegi da ngay daal di jël rek dem dugal ko lu mu gën a sedd nag ak lu mu gën a toog gën a neex beneen yëf bi nga xamante ne bëggoon naa leen ko wax gis nga piña colada bi boo ko bëggee yëkkati naka lañ koy waxee yéegal enchère yi ci moom boo ci defoon buy macha allah sama jus de buy nii laa koy defaree lii mooy nekk base bi après ma door ci def buy bi nag bu ko defee mu oyof gis nga oyof bi mu nekk nii moom lay def du jar ngay utiliser buy bu baree donc loolu ma sàndiwaale ko woon foofu léegi ñu daal di transvaser encore daal di ñëw rek yeggale defar suñu kii lemonade mu nekk loo xam ne citronnade lay doon donc citronnade bi dañuy xool rek après lan lañ ciy def ak yooyu dama bëgg mu nekk citronnade boo xamante ni dañ koy flavor maanaam dañ koy jox du doon citron kese damay def boo xam ne citron kese lay doon wan leen aussi lan ngeen si mun a def ba nga xamante ni mun nga ko changer jox ko goût bu la neex daal loo si bëgg a yokk rek yokk ko si incha allah donc ñu def loolu ñëwaat si 4e jus voilà gis ngeen léegi nag li ñuy waxoon dañuy defar suñu citronnade yi mu nekk lemonade léegi lemonade bi nag ku nekk yow yaay xool dama leen di jox recette de base bi après nag léegi ku nekk yow yaay xool dinañ def benn boo xam ne dafa am yuñ siy dooleek yu mel ni ki noonu mais après yéenay xool rek ku nekk li nga bëgg nga defee ko noonu donc damay ñëw jël suñu citron li ma waxoon sànq soit nga jël bi nga xamante ni jus de citron bi la wala citron bu ñu nal boo xam ne yaa ko nalal sa bopp donc ñu daal di siy def moom il faut mu xaw a saf tuuti donc lii baax na pour le moment après ba ma xool ñu jëlaat encore suñu eau gazeuse def si bi yoon moom daanaka lépp laa siy def jarul sax muy nekk ci mixeur bi mun nga ko jël rek mixer ko noonu ci récipient wala lenn parce que duñ ko blend après léegi ma daal di jël sama sucre def ci ma jëlaat stevia bi def ci voilà léegi su la neexee nga def ci tuuti vanille wala kii damay def tuuti eau de fleur d'oranger tuuti comme sama bos bi saful donc nga xam ne da ciy réer ak a feeñ voilà léegi nag ma daal di ñëw tëj commencer blend
voilà gis nga recette de base lemonade mu ngi nii amul dara loo koy def jarul sax mixeur bi da ngay jël man suukar bi may utiliser surtout stevia bi moo tax ma gën a utiliser mixeur bi parce que dafay am sinon dama doon jël fouet aussi pour fouetter ko nga xamante ni suukar boobu dina seey complètement bon gis ngeen suñu deuxième version bi yéen a ngi xool nii donc dama am fii bisaab laa fi xooj ak naana donc gis nga xamante ni yow da ngay am effet wu ñaari yëf yëpp maanaam kii wu bienfait wu naana yi bu citron bi ak bu bisaab bi aussi moom la ñuy jël léegi dama koy def tuuti parce que gis nga moom couleur am nu mu mel dafa xaw a pâle donc du c'est pas tellement xaw ma nu ñu koy waxee kii bi nga xam ne bëgg na citronnade daal moom du ko déranger mais man damay bëgg samay kii di xaw a am tuuti couleur daal bismillah ma daal di jël gis nga jéem ma ko sax segg parce que li may def ci kawam lay nekk gis nga couleur bi nu mu commencé di changer à cause de bisaab bi voilà donc day mel ni rek comme jus de bisaab mais boo ko guuxee rek di nga xam ne am na leneen lu ci rax daal loo xam ne bokk ci woon donc ñu daal di jël gis nga dolli si comme dañ defoon bisaab te amul woon kii suukar damay dolli tuuti sucre suñu substitut bi gis nga ma daal di jëlaat encore tuuti stevia léegi mun naa jël tuuti vanille tuuti rek voilà léegi su ma neexee mun naa dolliwaat tuuti citron encore ku mu neex mun nga si dolli jinjeer tamit amul benn problème dafay neex bay bëgg a dee ñu daal di ñam xool luñ si war a dolleek yooyu macha allah c'est bon donc voilà dañuy ñëw rek def ko moom tamit ci verre yi voilà gis ngeen suñu citronnade baa ngi nii pare na bi nga xamante ni dañ ko boole ak bisaab donc moom moo nekk nii fi mu nekk nii dañuy daal di ñëw nettoyer après wan leen ñoom ñëpp nu ñu mel bu ko defee ngeen mun a xool ku ci nekk naka nga koy defee ak yooyu incha allah. voilà kon nag gis ngeen ko la famille yëf yaa ngi noonu mu nekkoon seeni cocktail yi nga xam ne dañ leen ko indiloon tey jii defuñu ko nag sous forme de smoothie mais dañ ko def sous forme de jus nga xamante ni lu nekk mën nga ko booleel bii mu nekkoon ne jus de kii bi nga xamante ni muy citronnade bi nga xam ne dañ ko boolee ak bisaab aussi def ko si ak naana ak aussi suñu eau gazeuse defaale aussi suñu pina colada bi nga xamante ni moo nekk ni nga xam ne moom tamit dañ ko def lait de coco crème de coco ak aussi tuuti kii pineapple muy ananas daal di ciy def tamit tuuti corossol donc ñu daal di ko siy def wan leen ko ni ak lait évaporé mu nekk gloria bi donc ñu amoon fi beneen bi nga xamante ni bu verte bi nga xamante ni moom moo nekkoon suñu jus bi nga xamante ne dañ ko def ak concombre mais aussi ak tuuti kiwi ku amul kiwi comme ni ma ko waxee si biir affaire bi rek mun nga ko remplacer par exemple kii pomme bu verte bi par exemple da siy neex ba bëgg a dee donc mun nga ko remplacer ñu daal di si defoon tamit tuuti citron jus de citron moom tamit gis nga lii nii moom laa bëggoon indi seen attention mu nekk suñu citronnade bi nga xam ni moom la ñu defaroon ñaar yëpp même couleur bi la nii la meloon avant mais bii nii dama jël quelques fruits bi nga xamante ni moo nekk ay raspberry mooy ay framboise ak ay bleuet yooyu laa jël rek sànni ko si biir donc loolu moo changé couleur bi nii ku mu neexoon mun nga dagg ay citron def si wala dagg même concombre tamit nga def ko si bu weex bi nii nga xam ni ñaari couleurs yi day jouer si biir day rafet ba bugg a dee te du changé concombre bi du changé couleur bi ñu amoon fii jus d'orange bi nga xamante ne jus orange ak carotte laa war a wax sax dañu jël orange dagg ko daal di jël zeste bi aussi def si daal di si boole carotte moom laa leen wax ku amul carotte par exemple wala buggoo carotte mun nga def naajo bu nga xam ni kenn togg ko bu fekkee ni buggoo naajo aussi mun nga def par exemple patate douce yow yaay xool li la neex ban légume nga bëgg nga def ko si donc mu nekkoon jus yi ñu leen indil tey di leen jox dig daje ba beneen yoon ak yeneen jus encore di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah حمدا لله بخير